asalaamaaleykum mbokku internet yi asalaamaaleykum mbokku Sénégal tey bu ngeen gisee lii di leen bett tey ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy route bi nga xamante ni moom moo jëm ba Màkku Diop jëm ba nga xamante ni moom mooy ba Gambie mooy route Rarah bi nga xamante ni moom la ñu inauguré woon jamono si ginnaaw tey ci fajar gi 6 heures du matin mën naa wax ni 6 heures du matin ba jusqu'à maintenant mu ngi taw ndox mi ngeen gis nii tey yàq na yoon bi bu ngeen gisee li nga xam ne nit ñi ñu ngi bëgg a jàll mënuñoo jàll ngeen gis oto yaay nii ak moto yi nga xamante ne ñu ngi bëgg a ñëw mënuñoo dem di wax pour ñu lancer pour ñu wax ne leen mbir mi métti na loolu suñuy yaay depuis ce matin ba tey ñu ngi bëgg dem marché amuñu temps dem marché parce que ku xëy da nga dem marché ñëw def li nga xamante ni moom mooy togg añ waaye mais c'est difficile ñu ngi lancé population Koungheul bi yëpp rawatina ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dox ndombo tànk fii nga xam ne mooy ci commune de Koungheul na ñëw dimbale ñu fi nga xam ne mooy si yoon bi métti na trop gis suñu pap yi ku jàll ku nekk ci risque xale yaay ñëw foosi tegg ndox bi xale mën na fee daanu mag mën na fee daanu man mi di wax ak yow nii di wax ak yéen nii sax maa ngi danger parce que wóorul amul fenn foo xamante ni mën naa wax ni sax mën naa fee sukkandiku kon bëgg naa ngeen topp ñu ànd ñu xool waxtaan ñi nga xamante ni ñoom ñii nga xam ne ñoo fi dëkkee ñu xool nan leen mën a def ak ni ñu dundee situation bi nga xamante ni moom mooy ndox mi. waaw ñooñu la ñuy ñaan aussi pour ñu jàppale ñu ndax lii baaxut ñoo ko gisandoo ñun ñëpp ñu ngi leen di ñaan daal ñu taxawal ñu ci li mu gën a président de la République. waaw moom tamit ñu ngi koy ñaan mu taxawal ñu ci lii li mu gën a gaaw mais li instant yi mi ngi nii yaaxal nañu lu bari kenn mënut a génn kenn mënut a dem fenn bu xasee ba taw kenn du génn ñu ngi koy ñaan daal nañu jàppale. ngay xool gis naa sànq ba tey yaa ngi dugg ko génne est-ce que li ngay def ni wóor na. wóor na kay. doo mën a dem fenn quoi ndox mi day bëriwaay boo xamante ni day jaaxal ñu bëri boo xoolee ci suba ba léegi am na ñu dugg woon marché wóolu ñoo jàll ci ndox mi dañoo taxaw ba nga xamante ni dañuy obligé ba dem ba ñeseen tourné di xool fi ñuy aw pour mën a jéggi fii nii. lépp loo xam ne day dugg si wàllu économique ci biir commune de Koungheul bi fi lay jaar parce que route bi si lay oto yi di jógee fii di dem Gambie fi lay moto yi di dem ba Gambie. def nañ lu ne mënuñu jàll fu ñu toll nii. ndox mi daal dañaa sonn boo bëggee da leen def jigéen ñi kan mën a jàll sa ndiggu mi ngi ci biir ndox mi man sama ndiggu baa ngi ni sax daa demoon léegi damaa ndiggu waaye taalagu maa ngi sax taalagu waañ ba léegi taalagu maa ngi ni sama ndiggu baa ngi léegi taalagu ci laa nekk nii te 3 heures jot na nañu yàlla tax nañu jàppale sonn ñun trop ñan ñoo lay mën a dimbale fii nga xam ne mooy ci ndox kan ne waa mairie yi jàppale ñu dimbale ci yàlla tax sonn na trop waa ku nga soxla mën fexe ba dem ñëpp nga taxaw métti na ñu ñoo fi gën a bon la fi ay yoon buñ tawee jigéen muy dem ma seen dugg yi tourné seen jëkkër añul ba léegi dara daal yoon daal leen bëgg a defaral ñu ko mais daal yoon bi métti na trop ñu ñaan si dem ñun mënuñ di fexe ba dem te ci ndox mi bi mu gën a bëri taxaw naa fi woo naa monsieur maire Diallo loolu naa ko ñëwal seet ndox mi ni mel ci yoon wi suñ jabar yi dematuñ marché suñ dépense yëpp tuur nañ ci yoon wi fekk awaa lii sax dem naa fa wax leen ko ñu ne ma bu soobee yaa ñu koy godoron bu ñu koy godoron bala ñoo ñëw ay godoron nañ ñu defal la pompe bi ñaam fuñ jàllee lii ñaaw na raglu na gannaaw ñu ne askan wi lañ fi nekkal nag nañ ñëw dimbale askan wi ngir yàlla ak yónnentam ba lii ñu nekkee tey ji jafe-jafe boo rëy la bañ naa ko boo woote naa mairie wax naa leen ko woote nga mairie maire Diallo laa jot wax naa ko mu ne ma gars yi dégg naa ñëpp a fa tax ma ne ko man maa ngi ni taxaw ci biir ndox muy taw kon nag dimbalee ñu te yàlla tax ku goudron balaa ñëw dimbalee ñu pompe bi moom mu baaxaale te yàlla tax kuy dimbale askan wi bu rey askan wi waaw. yow daal point bi daal nga bëgg ñu defar ko. nañ ko defaral moom kay buñ ci xëyu suba gannaaw suba ñu del defar réwalte parce que gars yi bëggoon nañ ko fa réwalte maa leen xaaye xool. da nga ñu préparé pour jug daal ñaxtu li nga xamante ni moom mooy. voilà loolu waxoon naa ko dem na ba suma délégué de quartier ma wax ko ma ne ko nag gars yi maa kan mooy sa délégué de quartier. Fëgg Jaay neem naa fa wax ko ne ko nag maa arrêté xale yi ne bu leen def marché bi bàyyi leen ñu waxtaan ak ñoom gannaaw ñun ñëpp waa dëkk bi lañ te ñoom bokk dëkk bi nañu waxtaan ak ñoom bu ñu defaree ñu moo gën marché. est-ce que délégué bi woo nga ko sax moom tey woowu ma ko ama numéro moom tey maire Diallo rek laa jot numéro woo ko. ñun fii pour nga am foo jàll problème lay doon oto yi dañuy ñëw di teggi toujours da ngay ñëw ba jàll ba war a jàll foog nga défier mën a jàll bu dee sax moto ne waaye guddi moom oto léeg-léeg dina fi ñëw am problème wala moto borom jaga daaw ñëw xamul ne fii dafa am pax te fii dafa am pax mu xóot fu ñu ni ndox mi bu xasee taw
ba ni muy bàyyiwaate taw ndox mi fekk du jeex noonu lay toujours noonu lay. depuis kon depuis bu ñu defee rara bi ba léegi ba tey chaque année chaque année bu xasee taw fii moom bu ñu jàll foo ñu mën a fii bu nit ñi mën a jàll damay ay xeer bu nit ñi mën a jàll dugg ci bitig bi pour nit ñi mën a jàll fi mën a jàll ci biir bitig bi. wax dëgg yàlla doy na waar mbir mi lan moo ko waral mooy taw bi tey depuis si fajar ba tey mën naa ne 6 heures du matin ba 15 heures wala ba 14 heures et demi yàlla ji mi ngi doon taw tey ñu ngi taxaw fi ay kilifa ñoo xamante ni si biir dëkk bi leen dëkk ñu ànd ak yéen ñu dem si kilifa yi ñu waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom mooy situation bi. route nationale bi jógee Gambie ñëw ba biir Koungheul dagg fii kenn mënul jàll oto yi nekk ci kaw yi nekk boor bi kenn mënul jàll nit ñi kenn mënul jàll jeunes yi nga xam ne ni ñoo leen di jàppale di boot ñii di leen jàllale ci xur bi mooy suñu jafe-jafe tey moo tax ñu ñëw pour ngeen jàllale leen ñu message bi pour si jafe-jafe buñ nekk kon dama lay jox responsable yu fi nekk ñu mun see lancer ay message jëri ngeen jëf ñu ngi leen di sant di jouer 2021 à Koungheul Socé mooy njàqare tiit ak njàqare fu mu toll nii loolu laa am un sentiment de désolation et de tristesse et de peur surtout loolu moo ma animé tey parce que lii il y a de cela une semaine juste waxoon nañ ko juste 3e jour après Tabaski waxoon nañ ko mu nekkoon le 23 juillet fii à Koungheul Socé ñëwoon nañ def nañ ci benn interview alerté lancer un appel à l'endroit des autorités étatiques administratives autorités religieuses coutumières pour que ñu xam ne yoon bi état bu mu nekk nii taw bu ko fi fekkee taw bu am doole rek dinañ am problème te tey jii nii conséquence boobu moom lañ nekk di dund nii yoon bi trafic bi arrêté na kenn demul kenn dikkutul te tey mu ngi ran tombeek benn luuma bu mag bu ñuy naan luuma njabtoo oto yi di jóge fii di dem foofu nit ñi di daan seen doole muy am économie buy dugg ci département bi économie buy dugg ci commune Saly yooyu yëpp tey jii nii loolu day impacté wu négativement ci suñu économie looloo tax tey ñu am benn vraiment sentiment njaqar ak tiitange ci suñu koom ci suñu askan bi nga xamante ne ñoom ñooy def va-et-vient diggante Koungheul ak frontière bi. autorité yi lu may xaar ci autorité ak population lu ñuy xaar ci autorité yi mooy lenn la pont bi ñu taxaw ci le plus rapidement possible parce que tey jii nii yaakaaruma sax après pluie bi ndox mi jaar nii bu taxawee est-ce que nit dina fi mën a ci jaar je veux dire oto wala charrette wala moto parce que fu mu toll nii lu fi des nii bëriwul gis nga bant bi fu mu nekk nii donc à peine tu as 1 mètre 500 1 mètre 50 autant pour moi pour que moom mooy des ci ndox mi pour que nit mën cee jaar léegi du ko pour creuser à un moment donné bu amee yenn profondeur yi suuf si day tooy kenn dootu fi mën a jaar ba nga bëgg a def li ngay def donc looloo tax c'est très urgent ñu ngi lancer un appel à l'endroit de toutes les autorités tous les bonnes volontés du département de Koungheul ñu jàppaleen ci yoon bi parce que route nationale numéro 2 la il faut qu'on se le dise encore une fois dañ koy préciser route nationale numéro 2 la lu muy apporter en termes d'économie lu muy apporter en termes ci yëngu-yëngu askan bi population par rapport au au chef-lieu de département mooy Koungheul ak les villages environnants ba frontière loolu vraiment dafa am importance capitale ci population bi moo tax ñu ngi ñaan ñëpp képp ki nga xamante ne mun nga cee dugal ca loxo le plus rapidement possible ñu ñëw taxaw askan bi ndax yoon bi mën a taxaw nit ñi mën a vaquer tranquillement et librement seen i occupation voilà merci. Merci en français. En français. Merci beaucoup encore une fois waa Firi Info. Merci encore une fois. Donc on a lancé un appel à l'endroit de ces autorités, mais jusqu'à présent on n'a eu aucune réaction par rapport à cet appel-là. Et nous récidivons encore une fois cet appel afin que ces autorités sachent que cette route-là c'est très important, afin que ces autorités sachent que cette population de cette contrée-là fait partie du département de Koungheul. Et ces populations sont des imposables. Et que s'il y a quelque chose qui peut bloquer leurs activités quotidiennes, il est de notre devoir encore une fois d'alerter ces populations, mais encore la responsabilité de incombe à ces populations-là pour venir encore une fois appuyer ces populations, de leur faire sortir de cette détresse-là. Voilà. Merci, je vous en prie. Merci.